Bonjour fidèles téléspectateurs et internautes de Lundi Mode TV, je suis très heureuse de vous présenter encore une fois votre émission favorite Style de vie. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir sur mon plateau un homme que l'on ne présente plus dans les locaux de la scène 24 TV. Ah mais bien sûr oui. Mais aujourd'hui, je le reçois sous la casquette du fondateur du groupe NG Family. Exactement, dans l'agence de mannequinat et plus précisément dans l'NG Evans. Je vais juste le laisser vous saluer. Quand vous allez, monsieur Ndiéguène. waaw ñoo ngi lay fay Mati di la nuyu bu baax encore waaw. Comme j'ai bien tantôt de le dire ñu gis koo xamante ni nii dafa nekk nit boo xamante ne lépp loo xamante ni dafa làmboo audiovisuel dañ ko ciy gis muy événementiel muy cinématographie muy production ji leneen ak leneen ma bëggoon rek laaj la monsieur Ndiéguène yow lan mooy sa métier de base. Voilà tout d'abord dama lay nuyu di nuyu les téléspectateurs de NG Mode TV di jiital si nuyoo bi sama papa Serigne Macky Ndiéguène di ko ñaanal bu baax yàlla bàyyi ko fi bu baax a baax di ko ñaanal aussi tamit yàlla gudd fanam may ko wér jox ko plus de wërsëg ñu mën a yore di ko sant bu baax a baax di nuyu aussi tamit sunu xalifa Serigne Mounirou Ndiéguène xalifa général képp koo xam te ne moo nekk famille Ndiéguène di ko ziar bu baax di ko ñaanal tamit yàlla yokk fanam bu baax ak sama Serigne sëñ xalifa Ndiéguène ak képp koo xamante ni tamit yaa ngi seetaan voilà ak di nuyu tamit sama famille samay tante samay sœur samay frère ak képp comme te ne maa ngi liggéey ak ñoom muy waa groupe NG Family. Voilà boo ma laajee sama métier de base mën naa ni lenn la rek mooy que ba mu doon laaj NG je peux dire que je fais beaucoup de choses mais métier bi nga xamante ni mooy suma métier ma jàng ko bëgg ko mën ko mooy côté photo mooy côté filmé ba ci yokku ci tamit côté réalisation voilà booy laaj mën naa ni côté audiovisuel laa gën a focaliser wu voilà on peut dire que loolu mooy suma métier de base voilà. Monsieur Ndiéguène yow lan moo la lié ak mode parce que gis nañu da nga nekk nit boo xamante ni nii da nga sóobu lu bëri ci wàllu mode lan moo la lié ak mode. Voilà li ma lié si wàllu mode lenn la rek mooy ku ñuy photo ni filmer forcément di nga wax mode parce que boo xoolee ñu ëpp ñi ngay defar mooy des personnes yi nga xamante ni ñoo ngi si les événements boo jugee foofu tamit da ngay liggéey ak des stylistes di liggéey ak des mannequins des créateurs et tout ça voilà je peux dire que foofu la ma virus bi commencé dugg parce que je travaille avec des mannequins ñu dañuy photo je travaille avec des personnes yoo xamante ni dañu doon def wàllu lifa wàllu magazine de mode temps yooyu looloo xewoon temps yooyu internet bi bareegul woon noonu foofu nag la ma milieu bi commencé di dugg tuuti un peu en plus tamit j'avais assisté beaucoup d'événements yi am Dakar si ay côté défilé de mode ay côté yooyu noonu si la ma virus si la commencé amee amour bi mais pas amouru mode bi mais amouru ce que je fais quand ma téye photo di photo wala su ma yëree caméra di filmer foofu la ma milieu bi commencé dugg après bi ma ñëwee Thiès toog basé wu Thiès j'ai vu que ni milieu boo xam te ne amul Thiès wala boog su amee Thiès tamit bariwul ci waxtaan ak équipe bi may liggéeyal loolu pourquoi pas mën ñu teg benn agence de mannequinat di organiser ay défilé de mode di gérer sunu agence de mannequinat ak yeneen mais en grosso modo bu ñu doon wax li ma lié ak mode mooy suma métier moom mooy yóbbu ci milieu mode voilà. D'accord ce métier moo la yóbbu ci milieu mode ba nga dem am ci li nga xamante ni nii mooy amour bi mooy passion bi. Exactement léegi ñu bëggoon xam pourquoi la mode parmi tant d'autres métiers pourquoi amoo passion dem armée pourquoi amoo passion def médecine pourquoi amoo passion def enseignement mais passion wu li nga am moom mooy mode pourquoi ça. Voilà pourquoi ma am passion wu mode peut-être que dina jaaxal ñu bari parce que man boo xoolee sama famille boo nee mode nag côté fi muy déggee mode mooy mannequinat laay wax lan man foofu laa koy déggee parce que def ma tailleur def ma stylisme def ma modélisme mais j'ai fait côté mannequinat foofu laa koy mën a déggee voilà mais pour dire que lu tax ma dugg ci lu tax ma am passion bi boo xoolee man suma famille Ndiéguène maam as ama dañee ma sa Saloum sama papa ci famille Ndiéguène la bokk amul kenn si jàmm si mam atta ba ci mujjee juddu démb kuy dugg ci wàllu mode di ci def kon lu ma ci def sama côté yaay tamit pareillement mais vu que bi ma ñëwee Thiès ma gis ni y a des jeunes filles yoo xam te ne am nañu talent
ma gis ni tamit ni mënuñu retrouver wu da gis ko am talent mais du mën a retrouver wu mooy que yor naa sama or bu ma jaay mais xaw ma fu ma koy jaayee loolu da ngay obligé li ngay yor ba def naa du nekk valeur tu es obligé de le mettre à côté. Je me dis que pourquoi pas mënuñu créer quelque chose mais li ma gis lié pourquoi parce que du amour bi parce que man pour vous dire vrai milieu mannequinat mosuma woon a neex parce que parfois tu vois que ay góor yu nooy ne fii di duyu tuñ ak di def yu soko yu kenn xamul parfois gis jigéen ñoom te ne dañuy xaw a soof ak yooyu noonu ñu baal ma si wax ji moo tax man loolu mosuma neex te ba juddee si këru taalibe mais vu que à Thiès ma xool gis différent bi ak li ma doon dund Dakar des jeunes filles yoo xamante ni dañuy correct gëm seen bopp gérer seen life de même que les garçons je me dis que pourquoi pas mën ma ci engagé wu engagement boobu nag moo dem ba nekk devoir la nag mais pas amour mais devoir la dañoo dem ba xam ne ñun dañoo bokk ci ñi nga xamante ne dañoo war a évoluer milieu mode ici à Thiès ñu nekk ci mais ba mu doon laaj amour bi ma am dëggantaan mooy audiovisuel quand j'ai mu tey caméra di filmer wala su ma nekkee di monter amour boobu laa am mais milieu mode dafa dem ba nekk famille dafa mën tey ñun on est une famille par force da ngay suppati sa morom par force da ngay vie ak sa morom mooy milieu mode dama dem ba nekk ci benn comme te ni je me dis que dama bokk ci biir léegi kon amatuma droit reculer te du ma reculer sax incha allah mais nag amour bi dëggantaan je peux dire que ba léegi rek sama liggéey mooy photo filmer moo ma poussé ma am amour mode bi. pourquoi nag yeneen métiers yi xaw ma yeneen métiers yi voilà te boo xoolee tey métier bi may def ak mode dafa lié ku ni photo ni filmer ni mode moo waral ma dem ma xëcc ko ci sama liggéey rek boole ko ci quoi voilà mais armée moom nga sax desoon ci métier ma xam ne du ma métier parce que armée rek ma armée wax ma ci dara nag dëgg yàlla. dégg nañ ko léegi ci say biir yi wax nga ne que da nga bokk ci benn famille religieuse bu mag fii à Thiès. muy la famille Ndiéguène léegi ñoom comme ni nga ko waxee rek ñoom ci kaw ba ci suuf gisuñu kenn koo xamante ne nii mu ngi yëngu ci wàllu mode. yow bi nga ci demee dugg ñoom nan lañ ko gisee ban appréhension lañ ci am. voilà appréhension bi lu facile la parce que déjà xam nga doom boo ko juree mu juddu indi 0 âge premier jour am nga yor ko ba muy am 22 ans kooku boo ko xamul rek mën naa ni yow waajuram xamoo nit mooy que ñun suñu waajur yi su ma nee suñu waajur nag si suñu xalifa laay njëkki Serigne Mounirou Ndiéguène ba suñu kilifa tamit Serigne Moussa Ndiéguène papa Cheikh ay ñoom papa Kaan jëm sama papa laay mujjee lim parce que moom voilà moom yàlla nu ko yàlla yaree nu ko yàlla bindee moom doomu lu mu bëgg rek bëgg na ko bu dee lu baax bu dee lu bon nag moom incha allah bakkan bi ngay jël boo di nga ko bàyyi mais vu que ñoom seen bopp ñoo ma njëkk a nangul loolu ñoom si seen bopp ñoo ma njëkk a xam ni man NJ du ma nit kuy dugg si caaxaan bu ma nekkee xale bi ni ma toll nii sax samay nopp nag kenn mësuma gis lu ñàkk fayda kon bu ñu gisee ni seen doom bëgg na milieu mode ay en plus que ñoom leçon bi ñu ma ci jox mooy NJ tu dois être un missionnaire pour ça tu dois changer ce milieu tu dois sama papa premier jour mu njëkkatoo du ko ko wàllu dana ma yow yaa ko bëgg fexeel ba li ngay def nga maîtriser ko te nga sellal ko te nga xam ni kat ni dafa am foo bokk suñu xalifa Serigne Mounirou Ndiéguène ma toogee du ko wax di si expliquer ak moom li mu ma wax mooy que na nga fexe bu lépp lu bon bu ko génne kon nag ñoom ko njëkk a nangul et pour vous dire vrai kenn ku ci taxawoon ni ma kat lii bëgguñu nga ba ko wallaahi al azim parce que Cheikh Ahmad Tidiane Chérif jour boobu laa koy bàyyi dem xooli maçon parce que maçon dafa ma neex ma liggéey yu dëgër yu metti yooyu dafa ma neex ay maçon ay gas kàmb ak ay ok mën nga ci boole armée non armée bokkul armée ordre ñu lay jox defal nii j'aime pas man moom je préfère voilà dund sama passion dund samay xalaatu bopp mais pas ni naan la repos garde-vous j'aime pas mais pour vous dire que ñoom tey kenn ku ci taxawoon ni ma kat lii bëgguñu ko ba ko wallaahi al azim jour boobu laa koy bàyyi dem xool leen parce que am naa yeneen métiers yu ma xam yu ma mën macha allah yàlla may ma ci don kon nag pour vous dire que li ma ci dund ak moom mooy que ñoom ñoo ma ci accompagner ñoo ma ci encadré ñoo ma ci appuyé ba tey ma mën a taxawal lu baree bari mais day dinañ ci sant bu baax a baax parce que jafe na tey nga juddu ci daara màgg ci daara yoroo ci daara sa doom ni milieu mode la bëgg nga fa ciy bàyyi kon nag ñoom tey lu ma def moo tax for may faral di wax man lépp lu ma mën dëgg lépp lu ma xam rek ñoom la man du ma ci dara man ak benn seetu bi reflété rek la xam nga benn teng si bu ñu dóor ci mbir bi day ñëwaat man teng si rek laa dañu may dóor rek mu ñëwaat du man voilà mais ñoom tey macha allah dañ si remercier encore une fois.
ñu gis que ni da nga nekkoon benn jeune boo xamante ne nii daanaka tu es parti de zéro c'est à la base bi ngay sa passion dong nga amoon ak sa mbëggeel ci métier bi nga fexe ba créer sa agence de mannequinat bëggoon naa xam nan nga def ba créer agence de mannequinat parce que ku wax ay mannequin ku wax agence de mannequinat laaj na moyen laaj na concentration laaj na temps bu bëri te yow à la base tu n'avais presque rien nan nga def ba créer agence bi. Voilà, je n'avais aw moon dara de base benn côté fi ko nit ñi déggee mooy côté xaalis ak côté yooyu noonu d'accord bu dee foofu d'accord naa mais am naa lu bari parce que j'avais des idées et en plus j'avais une famille yu ma appuyé j'avais des parents yu may appuyé kon man amoon naa le monde entier li ma manqué woon mooy financement et pourtant je dis les jeunes ku nekk tey yaay financer sa bopp 100 francs yi nga am tey boo ko mënul gérer boo yoree million tu les gères pas. Mais que ni ma def ba kon man de départ amoon naa ñi ma appuyé amoon naa j'ai démarré avec 100% si wàllu idée si wàllu conseil si wàllu encouragement mais financièrement moo desoon te yàlla moom moo sàkk jaamam et que ku nekk li sa wërsëg di nga ko jot balaa ngaa dee te képp koo xam te ne jeexal nga incha allah bu la leeree ni boo yeewoo doo lekk wala azim doo yeewu kon mën naa ne nañu gën a gëm suñu bopp de entre parenthèses di ko si gën a wax voilà ni ma def ba teg agence de mannequinat bi c'est tellement facile. Parce que dama ñëw si benn domaine boo xam te ne j'ai vu que des personnes am nañu passion bi ko ma toog xalaat ci waxtaan ci équipe bi ñu yor ñu ni nag pourquoi pas mën ñu ko teg bi ñu ko tegee tamit am na nag condition yu ñuy wax si milieu mannequinat mais man dundewuma noonu mannequin da ngaa war a am 1 mètre bu dee góor 1 mètre 80 bu dee jigéen 1 mètre 75 man dama contre loolu da ngaa war a am taille fine taille bi loolu mën a nekk si Miss mais quand on dit mannequin mooy quelqu'un boo xam te ni day jaay quelque chose moo xam yére la moo xam daal la quelque chose mais tey Mati mi nga xam te ne tey macha allah yàlla dafa may mu nekk Diriyanke nekk une femme sénégalaise kooku tey bu benn xale bu ndaw ku mën ni Chacha wala ku mën ni Mama Diaw sol benn yére moom du sentir boppam il faut que mën ni moom sol yére bi mu mën see gis boppam pourquoi pas mën ñu changer les choses ma ñëw changer ko ma ñëw defuma casting ma juddoo wala mu ko def casting da ngay toog da nga bëgg nga wax la samay principe nga ñëw ñu lii wut ay moniteur parce que man du ma am temps bi wut ay moniteur am te ni ñoo may gérer di ci remercier ku mën ni bi may soog a démarrer ku mën ni Mama Diaw mu nekkoon ci agence bi di ci jàppale xale yi bu baax ak Gilo mi nga xam te ne daan jógee Somone di ñëw daan ma jàppale mais que début bi moom c'était pas facile parce que nit ñu comprendre du ñu woon et en plus que seen façon de liggéey ak seen façon de liggéey dafa xaw a différencier man nit ñi dañuy jaar nii man nii laa jaar parce que ba tey wax ji ñu ma waxoon rek day ñëw seelalal li ngay def nga gëm ko mais que début bi c'était pas facile mais nag c'est facile parce que y avait beaucoup de soutien ñu nekk sama si nekk sama ginnaaw mais comme les gens ni ngi def casting nga ñëw nga jël ñu la neex man mënut a def casting ku ñëw bien vrai ba fa ni day ñëw nga xam ne kii mënul nekk man kay mais man dama contre wax jooju kii mënul nekk pourquoi pas bu jéemee dina nekk man bi may def formation audiovisuelle dañu ma boo jàngul mënu ko def yow mënoo def lii et léegi je suis parmi des personnes au Sénégal yoo xam te ni kenn gën leen a duwee si milieu audiovisuel kon nit ki ak loo mënti ñàkk boo amee gëm-gëm rek mën nga arrivé voilà. ñu gis que ni milieu mannequinat dafa nekk loo xamante ne nii c'est pas bien vu ici au Sénégal parce que soo nee da ngay def mannequinat rek dañ lay dëkkal fenn foo xamante ne nii dëkkoo fa wala des fois au début dañ daan gis nit ki day am passion def mannequinat mais day ruus sax wax que ni man mannequin la fii yooyu nga xamante ne nii bëggoon nañ mais amoon nañ complexe wala pression sociale bi doon posé wu ci ñoom naka nga doon def ba convaincre leen ba génne leen ci seen ombre boobu ñu nekkoon. Voilà, c'est un peu facile parce que tu vois que boo ñëwee tey exemple ñu ni Abdourahmane mi kat day def photo mais photo baaxul exemple laa joxe yow nga ñëw damay def photo mais du ma ko defee ni ko Abdourahmane defee ma ko defee en autre manière. mën nga am chance tey image bi ñu jox kële duñ la ko jox boo xoolee mannequin mu njëkk da ngay vulgaire mannequin mu njëkk da ngay tox mannequin mu njëkk da ngay fréquenter di def n'importe quoi c'est la vérité. mais nag du ñëpp mais tey bu ñu nee ñëpp la rek mooy les 80 wala beeg les 60% loolu la ñuy def kon majorité bi moo ëpp kon booy jugé loolu ngeen la moo tax Macky Sall jël réew mi dañu ko wooteel ñoo ëpp majorité kon bu nekkee lu bon dañ koy gis benn affaire dañu naan ñëpp noonu la ñu mel. et pourtant nit ñi dem jàkka ja ñu naan kii ka ak a seel ak a baax et pourtant au intérieurement baaxul mais li muy def moo tax ñu naan kii ku baax la moo tax bu njëkk boo nee mannequin rek dañ naan lu bon la et c'est vrai lu bon lañ ci ñu ëpp daraan ko defee am na ci def lu baax ba léegi nag. mais lu bon loolu tey ñun bu ñu ñëwee dañ koo changé boo ñëwee man kenn lu ma njëkk a wax am nga autorisation parent nga ne ma waaw
man la baax na jox seen numéro woo seen parent laaj ko amoo autorisation parent ngeen bëri man la dama toog ba sa papa ne autorisation su ngay soog a ñëw parce que man li may wax rek tey ñun ndigal kilifa lu bari ñoo ngi koy réussir parce que suñu waajur moo ñu jox apport bi kon de ce fait que ñun bu ñu ñëwee tey bëgg a changer les choses il faut que ñu am beneen facette bu ñu demee bokk na ci toujours da ngay sol lu correct booy ñëw répétition toujours samay défilé da nga ko gis ci suuf tenue correcte exigé styliste bu ñëw sol lu descendant wala lu bon dam naan ko noonu samay mannequin duñ sol lii parce que dañ koy sellal looloo tax léegi gis nga bari na du ma convaincre parents yi sax man ba du est-ce que je n'essaie pas à convaincre personne dama am portable bu may jaay da ngay gis portable bi ñor na la intéressant ñu waxaale ñoru la tu pars et je reste avec mon portable si domaine boobu laa nekk si régie boobu laa nekk yàlla dama si suturaal ba ñu may liggéeyal ñëpp doo si gis kenn mu yor melokaan bu bon doo si dégg kenn yor melokaan bu bon kon ñu gis ni ñun ñoo ngi changer un peu le milieu de la mode ñu fekkoon si tamit suñu ay grand yu baax ko mën ni Père Fall ñu liggéey si liggéey bu doy waar ay daado bàcc li ñoom tamit ñoo ñu gën a poussé sax ñu gën a wax ni ñun li ñuy def parce que ñoom tamit nekkoon nañu si milieu mode bi liggéey si lu baax tey ba ñun ñu gis ko tey nekk si ñu ñëw ñu am ñu bàyyi ñëw lépp nekk suñu ginnaaw duñu conseil duñu appuyer kon pour vous dire que milieu bu bon boobu ñu doon wax ah léegi boo xoolee moo ngi changé 100% et ñaan yàlla mu gën a jëm sa kaw sa kanam. incha allah yàlla dina ko def sax ñu gis que ni NJ nag temps yi gis nañu que say mannequin ñu ngi quitté agence bi. te foroon naa ci weewu ba ñu ne que ku ñëw bu amul ay moyens sax yow da nga koy former daanaka gratuitement du la jox dara en retour mais yow da ngay xool amour bi nga am ci métier bi ak moom talent bi mu am nga jël ko former ko ba dañuy gis ni léegi nii koo former ba mu dem ba mënal boppam rek wala mën dara ci milieu bi wala mu xam ci lu tuuti rek day rocceeku daanaka wor la lu tax loolu. waaw lu tax loolu je pense que question boobu ñoom lañ ko war a poser parce que man je ne sais pas mais pour vous dire quelque chose nag parfois les gens dañuy xaw a douter un peu dañuy xaw a jaawale la man boo xoolee bi may créer agence ça fait en 2017 je pense waaw 2017 2018 daal laa ko créé des personnes yoo xam ne maag ñoom ñoo ko démarré woon ma mën naa si limal 10 nu asafula wax demal 5 ba 6 ba 7 maag ñoom ñoo ko démarré sont les premières personnes ñoom laa njëkk am si milieu mannequinat ba léegi maa ngi liggéey ak ñoom ba léegi ñoo ngi ci agence bi ku mën ni Mor Gassama ba léegi moo ngi ci agence bi ku mën ni Demba ba léegi moo ngi ci agence bi Isaaxa Ndiaye Nanita ak Zeyna ba léegi na laa li mën ñu bëri ba léegi ñoo ngi ci agence bi ba dem si gudd laa mujjee woo dana wax ni leen sama événement bi may def muy bi may def sama conférence may def le 25 avril na ngeen fexe ba na ngeen ci ñëw mais parfois y a des personnes yu ajouté si sa live mooy que mati tey dama nekk ci benn yoon yor sama oto garage laa démarré Abdou dugg na Moussa dugg na Fatou dugg na ñoo ngi Dakar dañ jëm ñooñu sax àggoo Dakar duñu wàcc mais parfois nga daw ba si yàgg fële EDK am bu taxaw ne damay yéeg nga dugal ko mu dem ba pour wàcc mais kooku bokkul si sa live kooku bokkul si sa yoon dalaa dab si sa yoon man nee naa man sama objectif 5 mannequins la woon 5 mannequins naa ne am liggéey ak ñoom àdduna dégg leen mais man mun ma wax non nit bu ñeen dafa bëgg muy bëgg encadré la ak 0 condition agence boo dem tu donnes l'inscription tu payes chaque mois sama agence da ngay ñëw man sax man maay lay dem man maay def si yow boo ñëw sama alay may passe parfois boo soxlaa ma jox la parce que man comme je dis rek on est des missionnaires ay missionnaires lañu missionnaire la da nga war a génne sa xaalis di def yàlla moo lay fay booy xaaree de retour si nit rek yaa ngi nax sa bopp mais mannequin yi ñëw di dem ñi si ëpp maa leen ngi dàq aussi waaw ñi si ëpp du ñu wax li am NJ moo leen ngi dàq du ma leen dàq sax maanaam leen kat bokkuñu yoon parce que je vois que ni man soo amul passe-passe amoo gëm-gëm amoo foi man je travaille pas avec vous mais avant ma ko xam faa ma accepté la nga ñëw sama kër ñu liggéey ba si àgg saa yi xam ba xam yow mënuñu dem wala mënuñoo dem alors ñu fantasiro bu ñu mën a dem nag ñu ànd liggéey mais pour vous dire que aussi tamit nit ku nekk am nga droit tey man bi may def formation mais dama def sama formation pare mais ba pare ma ñëw ber sama daara nit ku nekk am na ci droit mais nañ koy rafetal dama ñëw tey Abdou may ma opportunité jàngal ma photo su may dem naa ko Abdou man kat damaa bëgg a dem liggéey sama boobu Abdou fekkee ni ku baax dana la waaye kat dama ñaanal la fekkee ni ku baax dana la non bul dem waaw am nga droit dem parce que t'as fait def nga sa devoir mais souvent nit ñi dañuy am problème boobu mooy que communication mooy des mais nag yàlla moo bind noonu ay mbiram bu ñëpp bokk bu ñëpp yemoon kon kenn du xam valeur moromam mais foofu li ma ci wax rek mooy que ku ne am nga droit liggéey ak NJ après ti paax parce que man su ma liggéey yow su ma gisul yow avancement danaa la soit toogal sa kër mais ñi ma doon liggéeyal ñu doon des personnes dignes honnêtes ba léegi maag ñoom ñoo ngi nekk te ñoo ngi liggéey ak NJ ba léegi voilà
yan risque la agence de mannequinat am parce que gis nañ que ni mannequin yi comme ni ma ko waxee tantôt fi ñu leen di dëkkal rafetul dañ ko waxante rek mannequin yi fi ñu leen di dëkkal ak étiquette bi ñu leen takkal dans la société sénégalaise yombul rafetul tamit naka la ñuy comment dire ban risque la métier bi am ban risque. voilà risque yi nga xam te ni métier bi am na ko bis njëkk mooy idée yi ni ñuy am envers les mannequins. Les mannequins sont pas des personnes bien ay na ma yàlla baal ay lii lañu ay laa lañu et pourtant ñoom bu ñu xoolee seen bopp rek du ñu juger ki am te ni moo nekk mannequin parce que métier lay def comme maçon bi comme tailleur bi comme bureaucrate bi toog ci bureau et que risques yi tamit bokk na ci au Sénégal c'est pas reconnu nanguwuñu milieu mannequinat defuñu ko ci code du travail bokkul ci métier yi voilà deuxième bi tamit mooy que les gens on paye pas les mannequins dañuy ñëw jël mannequin yi pare ñu ko sax nangoo fay et pourtant tey boo woowee maçon mu tabax sa kër da nga koy fay xaalis menuisier métallique bi bu defee sa bunt da nga koy fay xaalis photographe bu la photo da nga koy fay xaalis pourquoi mannequin bi mënoo koo fay nga naan dama koy defal visibilité visibilité dama koy defal visibilité il faut que nit ñi yeewu ci côté boobu xam ne une jeune fille boo xam te ni image am mooy profilam lay liggéeyee ngal la boo ko jëlee liggéeyloo ko pare yëkkatil xaalis nga fay ko loolu mooy tax mu mën a dund ci métier bi mais les gens ne font pas ça bokk na ci les problèmes yi nga xamante ni ñun ñoo ciy dund mais nag yàllaa ngi def moo ngi changer un peu lépp loo gis ci àdduna ça demande du temps boobu ñun ñoo ko war a mën a def on le fait pas pour ñun mais dañ koy def pour suñuy doom pour suñuy sët pour suñuy feek 20 ans dama jox benn anecdote Maam Alaaji Malick Sëñ Tuubaa rek dala taala Sëñ Tuubaa bu doon moom gase du dem géej bu doon moom gase du mës a dem géej mais moo ngi xalaat ay njabootam liggéeyal loo xamante ni ëllëg kañ la fi jógee te ba léegi turam du fay turam du mës sa fay Maam Alaaji Malick noonu Cheikh Ahmadou Bamba noonu Maam Ahmadou Baro noonu kon ñun pourquoi pas mënuñu ñafe suñu life pour suñu doom ëllëg wala suñuy sët ëllëg kon nag nan nañu jàppale mannequin yi te xam ne problème bi daal ëpp na ci mooy que idée yi nit ñi am ci les mannequins mais moo ngi dañ nànk-nànk incha allah. ñu ñëw ci wàllum événementiel bi parce que gis nañ que ne yaa ngi am ay événement yoo xamante ne yaa ngi koy organiser te ñun ñëpp xam nañ ni que le virus est toujours là lan moo la convaincre wala lan moo la wax ne événement yi ngay organiser actuellement dina fees. voilà xam nga ñun boo xoolee ñun on cherche pas mbooloo ci li ñuy def ñun li ñuy def dañoo jàpp ni devoir la ba léegi devoir day ñëwaat mooy que. yor nañu ay benn mbooloo mu nekk suñu ginnaaw ñenn ñi dañuy dund ci milieu événement ñenn ñi dañuy dund ci milieu image ñenn ñi dañuy dund ci milieu production kon ñun waruñoo toog def ñu événement ku ne événement production dafay fay parce que avant événement bi tu fais des émissions di nga permettre stagiaire wala caméraman wala monteur bi ne ci yow dina am plus de image yu mu mën def dina permettre tey Abdourahmane mi nga xam te ne ci wàllu photo lay liggéey te dina mën a ñëw jël ay photo ay prise de vue dina permettre mennum exemple benn Badji wala benn Mama Diaw pas Mama Diaw Mama journaliste wala yow mi nga xam te ni animatrice animation ngeen dund ngeen mën a am seen lii ainsi de suite mënuñu toog 1 an man boo xoolee même si Covid bi sax dama bëgg a def ay événement mais j'avais pas l'autorisation te bëgguma tooñ dëkk boo dem am na njiit bu ñu fa teg njiit bu la nee mayu ma la lii rek doo ko def bëggoon naa def ay défilé huis clos ñoom te nit du fa nekk mais on m'avait interdit ça kon nag bu ñu nee nag bàyyi nañu événement yi kon ñun dañoo gis nañu kat mission lañu ay yoon la ñu def boo gisee sax ñooy waajal ay conférence bu mag bi ñuy def incha allahu le 25 avril fay samedi précis si weeru koor lañu nekk ñu organiser conférence mais nag ñoo ngi jël tous les mesures yu ñu war a def pour respecter barrière pour respecter pour ne pas bokk si ñi nga xamante ni dañuy yàq li réew mi di wax mais tey ak Covid bi xam nañ ni Covid baa ngi fi ba léegi mais on l'a fait à autre manière que bu njëkk et en plus que on cherche pas mbooloo ñëw suñu war a def dañ koy def ku ñëw bu ñett nit nekkoon sax dañuy gëm ni def nañ li ñu war a def voilà mais nag yaa ngi ci ñaan yàlla yóbbu ñu teg jàmm muy suñu événement bi le 25 avril di conférence bu mag ñoom Abdourahmane ñoom Sëñ Daouda ñoom Nabou ñoo ko teg ñu ciy liggéey ak ñoo ciy liggéey ak tamit suñu le 1er mai bi ñuy def incha allah mi moo di koy def.
ñu gis ne que yow say choix parrain léegi dafa changé. parce que d'habitude bi ngay doog a commencé da nga doon parrainer say xarit Abdourahmane say am di jàmb ñoom monsieur Khadim Dia ñi nga xamante ne ni yéen a fowandoo de base mais léegi dañu gis que ni NJ politiciens yi doo nga lay parrainer ay événement am NJ da nga gis que ni sa copain yi soutien bi nga am bi nga soxla financièrement mënuñu la ko indil moo tax nga dem wéeru ci kaw politiciens yi wala. waaw déjà loolu moom li ma ci tontu leen rek la c'est tellement facile benn bu doon dañ koy def ngir financièrement liste la ñuy teg liste 40 personnes wala 60 personnes NJ ba nii may wax ak yow nii ay événement am benn parrain lay wut benn man événement yi organisé bu ñu nekkee mbooloo nag nga ne Abdou yaa géré lii loolu choix wu Abdou la Abdou lu mu ci def loolu mooy am mais man NJ les événements yi may organisé ñu gën maa xamee ci côté mode. mosoo gis NJ def événement lu mat ñaari parrain wala ñett kon doon xaalis dañu wut parrain yu bari deuxièmement gis nga àdduna man ku ma xamul du ma la tuddee sama événement ku ma dundulul xaw ma la fréquenté wu ma la non du ma la tuddee sama événement bu njëkk nag samay xarit man bariwuma xarit man ñi may àndal ñi am te ni ñoom laa léegi mais nag boo leen tuddee ba mu daj mais da ngay xool ñeneen mënoo nekkaat fii di répété waat la même chose mënoo nekk fii di répété waat même chose comme ni nga ko waxee rek ñoom ñëpp tuddee naa leen ay événement ñu nekk ay personnes yu sori ci man des personnes tey NJ bu arrivé fii dama koy wax à chaque fois du NJ kese je ne peux pas faire tout tey mënu ma nekk fii di filmer mënu ma doog fii di wax mënu ma nekk fii di poser question kon c'est équipe la équipe boobu nag ki ko jiite muy Abdourahmane Sow moom macha allah sama gars la yàgg nañ tuddee naa ko bis bu rëy fii te nga yëpp xam nañ ko Khadim Dia noonu keneen noonu kon man sama jàmm wàcc na tey bu doon dañuy course tey échauffement bi mooy ñooñu léegi nag daw moom moo dese et deuxièmement aussi tamit les politiciens comme ni nga ko tuddee man tuddoo ma leen politicien xam la mooy politicien man ni ma jàppee politicien wala boog bu fekkee ñoom ay politiciens lañu man dinaa dem politique parce que ay nit lañ yoo xamante ni li leen intéressé mooy dimbali société bi ku mën ni monsieur Massamba Diop ku ko xam-xam ko fi social ki ma tuddee sama événement bi nga xamante ni moom la ñu war a def le 1er mai ñu koy wax Cheikh Ndoye man dama koo fan déjà jeune la Cheikh Ndoye maa ngi moom a yem mais jàmbaar la day bañkat la day ñafe nekk ko xam te ni day dimbali 100 francs yi am moo ngi jëlaat di ko bokk ak nit ñi ñooñu boo tuddee bés parce que ay référence lañu ku mën ni Massamba Diop tamit noonu la mel référence la si koñ bi ah tey ki xam te ni moom lañ tuddee politicien xam naa fi ngeen jëm mooy El Bachir Kane moom El Bachir Guèye moom ay frère lañu grand la ci man di jàppale bu baax a baax groupe NJ family kon kooku bu ñu amee conférence tuddee ko kon nag ñun def nañ lu ñu war ñooñu duñu ay man jàppewu ma leen politicien kan laa jàppee politicien mooy ki toog ci kaw bu soxlawul askan bi diggantewul askan bi campagne am rek mu daw ñëw bëgg ñëw nga ñëw dund ci yow kooku la tuddee politicien mais ki nga xam te ni tey da lay accompagner ci dara amul élection amul dara amul mu lay accompagner toujours yaa ngi ko gis bi def ay cellules di jël xaalis di financer les femmes ñoom ko mën Massamba Diop di jël ay xaalis di financer ay femmes ñeneen ñi noonu ay Cheikh Ndoye mais ñooñu tey référence lañ dañoo def focus ci ñoom pour les autres politiciens jéem a xam ne mën nga politique mais teewul def social am ñoom tamit dañoo yor lu jeex mais seen bopp rek boolewaal tamit sama benn grand bu baax ko mën Habib Kane tamit ku baax la moom tamit noonu lay def man boo ma xoolee ñi may fréquenté ñëpp ay nit lañ ñoo xam ne kenn koo ci jël mën nga wax ci moom kaamil boo xam te du dañ ay nit ñu baax lañu mais les politiciens defuma ak ñoom nenn te bu doon xaalis wallaahi azim du nii laa koy organiser parce que li ñu ciy dépensé ñun duñ ko wax ne naan déedéet yoo xam nga ci dara mais on le fait avec benn nit mu accompagner ñu ci jeex na. ñu gis que ni à Thiès say événement bokk na ci événement yi nga xamante ni nii ñooy gën a réussir sa événement bu nekkul événement boo xamante ni comme ça soit religieuse wala muy événement mode heure boo ko tegee day fees dell macha allah matériel yi ñu soxla yëpp dañ ko ci am yaa ngi nii fexe nga ba créer say bureau am nga sa télé ba pare nga ni politicien làquwal si ginnaaw c'est un peu louche xaalis boobu noonu di dugg noonu ci biir société bi macha allah nu mu fa demee noonu. xaalis bi fan lay jógee mais xaalis bi mooy yow Mati mooy Abdourahmane mooy Baye Serigne Sams mooy man mooy keneen ak keneen gis nga àdduna dama sam benn nijaay askamara benn wax ñu daan wax dama ci am lu ma ci jàngee mun ma gis àdduna lépp a ngi fi mais dañ koy jeex mais kuy jeex ragal dëj jam la doo mës a for li ngay for
ñun yàgg nañu ci métier bi nag yàgg nañu ci milieu bi Maty ça fait 14 ans ñoo ngi ci kon yoon la tey li ñuy def ñun mu am benn rentabilité en plus que ñun li ñuy def ñun wallahi azim rentabilité du question événement yi def événement yi def am ñu ci 100 francs bu njëkk dañ daan pare di fay bor léegi nag fayatuñu bor parce que am nañu yàlla dimbali nañu am nañu leneen loo xamante ni dañ koy préparer bu ñu amee 100 francs sànni foofu ba mu mat juróom fukk ñu xam ne événement bi 300 wala 400 moo koy def wala téeméer ñu làq fule ba am 400 soo ko nag ñu def suñu événement 100 francs yi nag nga jëm koo dabu moo tax mais lépp lu ñu def si àdduna financièrement yàlla moo ngi ànd ak jaamam yàlla bàyyiwuñu ñoo ngi wërsëgalee dara boobu na dañuy organiser lii de dem kër ga lii dem suñu liggéey lii dem suñu événement bu demee nag ba ñor ñu jël li ñu war a dem si événement bi yàlla moom dimbali gis nga 2007 ba léegi maa ngi fay location laa commencé gérer pas location sama kër pap laa nekk mais location ay place tey am na ku ma gis rek li may fay si place da nga am NG yow noo mën a fayee lii lépp et pourtant kon ni nga waxee rek amul benn politicien bu làq suñu ginnaaw xam nga la làq su ginnaaw mooy ku ñëw da jox ay millions la liggéeyal amul on a ay ku ma ne El Bachir bu ñu commencé bu ñuy jàppale on a benn Massamba Diop ak Cheikh Ndoye ñooy nga xam te ni dañ lay bëgg di la encourager di jël seen xalaat seen idée di la ko jox loolu moo ëpp ay milliards mais pour vous dire que les événements on le fait mais on le prépare d'abord déjà wékkuñu suñu yëf yëpp ci parrain wala ay carte fi mu jógee nag moom ni ku ne sa cumikaay doo ko wax yow di nga ko xam di nga ko gérer voilà mais fi mu jógee moom duma la ko xamati xam nga trop. ñu gis ni ces événements souvent NJ duñ ko gis mu ko def costume wala mu def chemise toog ci kaw podium dañuy gis souvent NJ mu def tànki neen sol tenue de travail am nekk ci biir surtout mu nekk défilé muy dugg ci biir coulisses mannequin yi di génn di nekk ci biir organisation yi yëpp lan moo tax NJ nga am habitude boobu noonu ngay dundee noonu événement bu jot duñu la gis mukk nga solu toog souvent yaa ngi ci biir nit ñi. Voilà xam nga Maty les événements je ne le fais pas pour moi ku invité NJ événement bu may ñëw damañ sañse ba mu nice parce que man si foofu laa judd Njëgeen laa sant famille Njëgeen dañoo mën sañse macha allah. waaw loolu moom xam naa ci dara. voilà mais man su ma organisé je l'ai fait pour benn invité bi war a ñëw wala benn styliste bi war a ñëw wala les gens mais ñooñu maa war a nekk seen jàmm mais ñooñu dama leen ñu sonnal pour événement bi réussir j'ai pas besoin sol costume. j'ai pas besoin sol ganila wala jasner foofu du sol man moomuma loolu ki nga moom mooy invité bi ñëw wala les personnes yi nga xam te ne ñoom ñoo autour de l'événement man je suis l'organisateur je me benn si mën naa gis benn concert wala doo ma pour seetaan dama doon pour jàngi préparation bi parce que événement bu ñu nee la veille moment bi ñu installé laay dem pour jàngi dama gis jabar ji ki sant Aïdara soxna Aïdara sol t-shirt am sol jeanam sol basketam sol casquette Wally Family bi nekk si organisation bi di rey boppam après je me dis que xool nga mooy jabaru Wally bu ko nekkoon sol jasne dam toog fële di battre mais moo ngi si colis yi di rey boppam di organiser kon ñun loolu moo ñu war bés bu ñu demee nag ba organiser duñu tey suñuy doom wala suñuy sët wala suñuy xay di gérer là ñu invité ñu loolu dañuy ñëw sol costume cravate toog mais lan actuellement nii on peut pas parce que on n'a pas le droit de le faire mënoo nekk maçon di tabax miir ba pare di sol costume saa yi boo deful naa di nga bëgg a sëgg costume bi tey la da ngay sol sa tenue job bu demee ba pare nga sol sa costume rom nga tak kër gi nag maa ko tabax on est en train de construire quelque chose on n'a pas le droit d'habiller comme les gens ni ñuy def parce que amuñu temps bi amuñu temps bu solee lu baax dañ naan ma buy génn du ko yàq bu subaa buy génn buy ñëw day mën di ko yóbbu chantier laa koy yóbbu peinture ko wala ma liggéeyoo ko mu tilim léegi balaa caag ma sol sama dëri sama culotte bi keneen naa kii tam beeg t-shirt am boobu c'est ça quoi je suis fier d'être comme ça voilà mais pour vous dire on n'a pas le droit de le faire parce que c'est nous qui l'a organisé on doit laisser les gens habiller et venir ñu accompagner ba mu jeex mais ku ñu invité sa événement duñu ñëw di def tànki ren loolu xalaatuñ ko Maty voilà. ñu gis que ni ci biir Sen 24 TV NJ da nga am habitude di recruter ñoo xamante ni nii defuñu benn formation. daanaka waaw macha allah kar man yow yaay sama formateur. ñu gis ci biir Sen 24 TV kenn ñëw fi ku am diplôme journalisme wala diplôme animation wala diplôme caméra ñépp ku fi ñëw rek da ngay ñëw. ak dara ci sa bopp yow yaay lay former gratuitement di la jox say matériel ñu lay yàqal après ñu dem des fois da ngay gis caméraman bu dem tourner ñëw du indi son wala dem image yi flou naka ngay dundee loolu. waaw parce que li may wax rek lu yomb la parce que maa opté loolu Maty yàlla xañuñu lu ñu jëlee ay professionnels teg leen ñu gérer ñu dem tëddi nelaw
mais bu boobaa ñu weddi li ñu maam Ahmadou Baro Ndiéguène liggéey ñu weddi maam El Hadj Malick li mu liggéey ñu weddi kon maam sunu maam ju baax ja muy El Hadj Ahmadou El Hadj Modou Ndiéguène li mu liggéey ñu weddi ko sama maam dafa bàyyi nguur nekk buur fu mu war a nekk mu bàyyi ko di wuti yàlla pour construire quelque chose kon ñun bu ñu yàlla mayee xam-xam am lu ñu may yàlla moo ñu ko may du ñun de ñu jànguñu fi xamuñu fi lu ñu war a xam yàlla mooy def don ci nit mooy jël dara jox ko Mati jël dara jox ko Indi jël dara jox ko Abdou mais li ñu yàlla jox faaw ñu partagé ko jaam yi pour ëllëg ñu xam ni ñun peut-être mun ñu matale lépp mais on a fait li nga xamante ni mooy ñu war a def man sama entourage kenn laa xam ni formé wu ma ko rek muy maman journaliste ba ñaar maman journaliste la laa tuddee ma def formation mu ñëw mu nekk ku baax ñuy liggéey man ak moom mais au delà de ça ñi ma liggéeyal ñëpp ce sont des personnes que maa ngi jox caméra leen am wax leen même ba ci les caméramans mais loolu sama passion la sama bëgg-bëgg la suñu bëgg-bëgg la parce que tey jii li may wax ne suñu bëgg tey jii su ma bëggoon def Abdourahmane ni ma déedéet mais du am su ma bëggoon def sama papa ne ma utal ay professionnels yi nga liggéeyal leen du am parce que sama papa ni may def dara umb ko ci mais autour de NJ des personnes yoo xam te ne ñoo bokk ay vision tey jël benn Mati gis si moom don tey premier jour bi nga ñëw mën a gisee bi ñu wax laan la yow mi voilà am lu ne ci yow mais loolu nekk ci nit boo ko mayul chance du ko mën a wane les caméramans day am ba ko bégg di wala daa ko dégg sa wax démb may wax ko waxtaan naan ko man day li ma jaaxal mooy damay seetaan parfois seen 24 même image yi day weex damay loolu tax dama naan waaw damay ruus sax seetaan image yi lu koy waral mooy comme noonu damay jël ay nouvelles ñoom dañu bees lañu parfois ñu yóbbu terrain bi te man nit ki boo koy jàngal da nga koy jox courage jox ko matériel mënoo koo ñëw mu toog fii di naan ataaya di dem ak a ñëw day jóge këram paas ñëw kooku dafa war a liggéey mais que tey boo xoolee man li may wax rek ku ma defoon 3 mois avancé woo dama lay dàq te xam ne yow mi doo dem mais yàlla moo ñu nattoo loolu on est des missionnaires et incha allah ba ko ñuy sàngoo suuf loolu dañ fi ñun voilà. ban conseil ngay jox jeunes yi nga xamante ne nii bëgg nañoo dugg ci wàllum audiovisuel parce que dañu gis ni léegi ni jeunes yëpp a génn télé bëgg a génn télé jeunes yëpp bëgg a yëngu ci audiovisuel événementiel ban conseil nga leen di jox. voilà en fait dafa am benn grand bu baax ñu ma koy nuyu de passage muy DJP yi nee na milieu audiovisuel ku si soxor rek bokkoo si yaatu na yaatu moom te du ku ne mën na ko def. ñu nuyuwaale de passage Paris Diallo sama grand boobu tamit ñoom ñooy nekk si autour de NJ si wàllu événementiel lu may def lu nekk kàddu bi si ñoom lay jógee le grand Paris Diallo le grand DJP maman Aïda Bahyaay Bafou voilà comme li wax rek nga NJ lu bari NJ moom koy réussir du NJ sama xel juddu démb laa juddu bien vrai que maa ngi bëgg a nekk pas mais démb laa juddu si ñenn ñi. non da ngaa commencé ngaa âgé sax. waaw maa ngi nekk pas xanaa xoolal bi jaawee yooyu noonu et damay ñaan yàlla tamit muy gën a yokk. voilà mais. comment naka xale yi li ma leen conseillé mooy nañu am patience gis Abdourahmane def benn photo bu rafet nga ne ak bëgg naa mel ni Abdou suba nga jël caméra mel ni moom da ngay tax sa moom booy doon caméra bi gën a cher si àdduna tu fais jamais li Abdou di def parce que ça fait des années moo ci rey boppam yàlla da ko ciy may expérience Mati da ngaa feebar ma doon mel ne damal da ngaa soj ma ne dama naan si xaw nga naan ko sa feebar gën a yokk nga dem hôpital jënd ticket fay waa ji la dama nga naan si xaw nga naan ko wér pourquoi te pourtant même saxaw bi la mais fu mu jóge mooy yàlla kon bu yàlla day weddi boppam bu fekkee ne Abdou mi def formation rey boppam lii tey bu fekkee daa nar a yam ak ki ñëw tey non loolu mënul nekk nañu am temps dem jàng léegi yomb na du def école rek damay xoolee Abdourahmane wala NJ am te ni mën na ma accompagner ko loolu maa ngi jàng nañu jàng li ñuy def nekk ci ay ndaanaan li may wax rek audiovisuel bari na tóotóor ak a bari macha allah mais yàlla na ñor mais tóotóor du léppay ñor am na dañuy wadd dee am na tamit dañuy garab bi yëngatoo ñu dem mais les personnes solides ñooy resté ba nekk mango mën a nekk luy jariñ mais métier la boo xam te ne wallaahi ak métier bu am xaalis la métier bu am xaalis la métier buy fay la nañ ko gëm jàngi am patience sellal ko aussi métier bu bari woor la aussi parce que Abdou da ngay ñëw Abdou formé la nga gis ni léegi nag maa supérieur Abdou di leen te mbagg Abdou mais loolu ñàkk xel mënul weesu foofu nit ki bu la mayee nga naan jox la ndaawam génn ndaawam jox la nga naan nga pare toj ndaal yi mais soo maraatee fa ngay naane ñeneen ñi war a ñëw fu la ñuy naane nañu sellal la ñuy def quoi pour dire ba rek voilà. ku la dégg xam ni xool ngay waxee moo tax je vais pas yi gën a yàggale débat bi amaana waxtaan bi ñu ci wax bi ñu fi amal waxtaan bu am solo la lan mooy sa mot de la fin. waaw mot de la fin mooy que di sant yàlla bu baax a baax alhamdulilahi rabbil alamin parce que il m'a donné l'opportunité l'occasion il m'a donné tous les moyens pour ma mën a
dund sama passion def li ma bëgg mooy former ay nit mooy di xëy di toog 24/24 ci ordinateur du ma nelaw du ma lekk moo tax ma jeex fa rek du ma jeexee. nga seetlu naa ko quoi di sant yàlla bu baax parce que tamit bu ko neexoon mu dafa ma feebar moom te du ma ko mën. bu ko neexoon tamit mu xañ ma lépp mu xëyee 100 francs du ma mën a am kon lépp lu mu mënti am rek lépp lu ñu mënti am rek dañ koy sant subhanahu wa taala muy sunu borom di ko ñaanal dooleem gën a yokk parce que mooy borom doole amul sax ngeen ngay ñaanal parce que moom ñëpp. voilà di sant tamit suma papa bu baax Serigne Maki Njegen maam As ma rek ñee ma sa Saalum. Njegen ma sa Kasaar waaw lu ko Adja di waxee sa paateeg Demba Yoro yooyu noonu ah. voilà parce que tamit tey lu lépp moom la comme je dis toujours rek lu ma ko taay di wax parce que nit ki boo juddee nekk góor sa papa di am kàddu yu def ci yow ñu gis ko tamit melokaan ba normal. voilà ñëpp respecté ko. kon nag yoon la ñu jël ay yoonam en plus li ñuy def mu ñu ci appuyer li ñu jox tous les moyens. pour ñu koy def kon kooku mën naa ni di ñaan yàlla mu guddal fanam sama tante yi tamit parce que tamit sama yaay neew ko ak moom. bu nga métti loolu mu métti mais ñooy sumay yaay ñooy sumay maam ñooy sumay lépp di leen ñaanal bu baax sama rakk yi équipe bi may liggéeyandool ku si jiital si Abdourahmane mu yóbbaale ñëpp le président Khadim Dia. le président aussi tamit monsieur Khadim Seck président des tailleurs. ñëpp daal ñëpp di la remercier encore une fois xam naa ces questions da nga ko xaw a ragal mais nag garaawul xam naa mati voilà mais c'est comme ça aussi tamit di jox benn message pour les jeunes nañu am patience ci li ñuy def nañu sellal li ñuy def nañu jël lépp yëpp ko yàlla xam ni yàlla rek moom mooy may yàlla rek moom moo mën yàlla rek moo xam ku fi am dara yàlla moo la ko jox ku jël sa wërsëg j'ai pas dit ku jël sa bopp jox ko nit pour que mu lay conseil wala mu lay dimbali si wàllu xam-xam si wàllu leneen mën nañu nangu mais ku jël sa wu xalaat sa lépp ni exemple Abdourahmane su ma joxul du ma am wallahi Abdou bu la joxul du ma sa am mais ku gëm ni mën nga demal sa bopp mooy que fi may waxee bu ñu jaawalee demal sa bopp mooy nga wékku si nit mu lay utal xam-xam nga gëm ni yàlla moo lay may wërsëg di nga dem di profiter occasion di inviter tout le monde si sama événement yoo nga xamante ni benn bi ñoo ngi koy def le 25 avril muy conférence bu rëy boo xam te ni ñoo ngi koy def fii xam te ni mooy samedi à partir de 11h di nuyu tamit ki nga xam te ni mooy Serigne Khalifa Ndiéguène nekk suma Serigne nekk suma lépp mu nekk ko xam te ni yàgg na maa jàppale yàgg na maa ñaanal fu ma nekk ci àdduna xam nga damaa sikkoon Mati man damaa sikkoon fu ne dem naa fa maag Abdourahmane fu ne dugg nañ fu ma dem tamit mu topp moom tamit. Abdourahmane moom j'ai remarqué que mooy sa compagnon de guerre. waaw kooku sama frère la du compagnon de guerre waaw mooy sama compagnon bu méttee moom laay gis loolu mooy compagnon de guerre ah. waaw loolu am na aussi tamit sama frère la aussi tamit li may wax rek ñun dofuñu yàlla may nañu fasaaxa am nañu dégg-dégg am nañu gis-gis am nañu vision voilà xam nañu ku nekk li la andi ci NJ wala ku nekk la téye ci NJ mais Abdou su ma koy wax du fi jógee li may wax rek moom nag leer na man tey su ma nekkoon Abdou sa néeg bi jot mu ànd ak jabar ne ko saa nañ la uti fi ñu fanaan ba koog man kon kooku mën naa ne sama lépp la du ma bugguma wax ci moom lu bari parce que nit ki moom voilà dañ koy ñaanal rek yàlla guddal fanam may ko wërsëg bu bëree bëri loolu rek la yàlla nañu yàlla bàyyi gudd fan ak may ni wërsëg rek après gars yi nañ comprendre voilà di ñaanal ñëpp di ñaanal suma maam Adja Oumy Diop voilà Diop jubba góor soosu yàlla yokk ko ay leeram tax ñu si barkeem sama yaay aussi yàlla xel ko àjjana ak bépp néew jullit événement yi nag moo ngi noonu le 21 le 25 la fay sant précis ak le 1er mai ñu ciy tuddee ko ki nga xamante ni mooy jàmbaar yi góor yi waaw ñafekat bi monsieur Cheikh Ndoye le choix des jeunes moo la ko gars yi tuddee bi ñuy wax di si invité ñëpp incha allah tudd Modou Koyte di la remercier encore si Mati di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah. voilà man tamit maa ngi lay remercier bu baax ci sa disponibilité parce que xam nañ ne exactement temps yi ñu toll nii sa événement bëri na sa jot bëriwul mais comme biñ la ko waxee rek nga permettre ñu ko comme toujours ñun loolu la ñu xam ci yow ñun waa Team Sen 24 TV loolu la ñu xam ci yow sa disponibilité sa baax sa ouverture si ñun ñëpp amaloo kenn xaar ma yàlla ñëpp yaa ngi demalanteeg ñoom yaa ngi dikkalanteeg ñoom loolu moo taxoon ñu am fitu proposer la émission bi nga nangul ñu ko aussi voilà fidèles téléspectateurs c'était tout pour aujourd'hui je vous donne rendez-vous la semaine prochaine ci beneen numéro Style de vie d'ici là restez scotchés au programme de Lenji Mo TV bye bye.